waa asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi nga xam ni yéen a ñuy suivre ci les chroniques du Ladoum ci chaîne groupe éleveur professionnel bu YouTube bi ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di jaajëfal ñëpp di leen wax ni namoon nañ leen tey jii nag ñi ngi fii ci bâche opération Tabaski Adam bi war fee tourner benn émission boo xam ni maag Alla Gueye ñi ñoo toog administrateur wala créateur groupe éleveur professionnel donc tey jii ñi ngi war a tourner émission boo xam ni mi ngi jëm ci wàllu laadum ak autosuffisance su mouton de tabaski mais aussi ak autosuffisance en viande ñëpp xam nañ ni xar moom yar biñ koy yar bi ëpp ci àdduna bi jëfandikoo ko bokk na si laadum nag xar la donte am na jubluwaay yu bëri mais jubluwaayam bii nii Tabaski bokk na ci donc tey loolu lañ bëgg a tourner comme émission may wax rek ni par rapport ak suite émission magistrat bi incha allah ci fan yi dina ñëw ñu koy laaj bëri na question yi aussi bëri na trop mais bu soobee yàlla dinaa def émission boo xam ni ñi posé seen question yëpp dinaa ko tontu yu leer yoo xam ni luñ ci bëggoon a xam bu soobee yàlla dinañ ko xam. donc tey thème bi par rapport ak événement bi lañ ko jàpp rek donc épisode bi hors série lay doon parce que événement bi rek lañ bëgg a couvrir par rapport ak jubluwaay bi nga xam ni waa Adam yi nga xam ni ñoom ñoo koy doxal moom lañ am mooy fourniture en mouton de tabaski parce que événement tabaski lañu jubal tey jii nag dinañ def tuuti benn historique malheureusement tey ak fi ñu nekk nii amuñu tableau sinon am na schéma yu ñu waroon expliquer yu bari ñu waroon expliquer mais malheureusement amuñu tableau donc tey dinañ ko fexee expliquer de manière claire boo xam ni peut-être nit ñi su fekkee ni bëgg nañ schéma yeeg yooyu peut-être beneen yoon ñu gën ko xóotal teg tableau ba na def yenn schéma yeeg yu demee noonu par rapport ak li nga xam ne moom lañ bëgg a expliquer donc tey ñëpp xam nañ ni Sénégal réew moo xam ni la population am dafay yokk parce que tey actuellement on est à plus de 17 millions d'habitants normalement statistiques yi li ñu wax en 2035 25 millions d'habitants la ñuy doon 25 millions d'habitants yoo xam ni faw ñuy lekk faw ñuy naan parce que âge moyen wu population bi 19 ans la xam nga 19 ans moom ndaw la waaw ndaw moom dina lekk dina naan donc nécessairement il faut ñu am lu leen mën a dundal waaw dund nag ndawal daf ci bokk tey jii su fekkee dañ topp ba tey chiffres yi dañuy xam ni Sénégal consommation viande habitant par habitant ñaata la je pense c'est 17,8 kilos par habitant 17,8 kilos la en moyenne le Sénégalais bu nekk di consommer par an xam nga loolu néew na lool parce que tey su fekkee dañ jël la moyenne mondiale c'est à 41,8 kilos moyenne mondiale bi loolu la suñ jëlee tey la moyenne bi nga xam ni bu fekkee ni dëkk bu mel ni États-Unis moyenne bi mi ngi nekk 124 kilos par habitant et par an donc da ngay gis ni Sénégal consommé wuñ yàpp noonu parce que tamit bon dëkk boo xam ni déjà ndawal cher na fi la mais aussi loxo yu bëri jotuñu ginnaaw donc tey loolu moom mooy problématique bi nga xam ni posé wu na fi parce que ndawal gi déjà dafa doyul mais aussi dafa bariwul mais aussi dafa yombul donc yooyu yëpp dafa nekk ci problématique yoo xam ni nekk nañ fi donc tey suñu jëlee loolu dañuy xool ni élevage déficitu ndawal boobu ñu am li nga xam ni mooy xar yi liñ ciy contribuer ci apportu yàpp xar yi mi ngi occupé 15,9% la xar yi di indi ci apportu yàpp ñi ëpp lu ñuy indi ci apport yàpp nag yi la ak ginaar yi ñoo ci am part bu ngand mais xar yi ginaar yi ñoo jiitu nag yi topp ci xar yi ñu ngi indi 15,9% ci yàpp loolu chiffre yoo xam ni ANSD moom moo ko joxe la donc loolu dañ koy gis élevage nag daf fi am doole dëgg ndax su fekkee dañu xool maanaam somme bi nga xam ni moom la élevage yëpp di générer ci dëkk bu mel ni Sénégal c'est 460 milliards par an 460 milliards par an le secteur élevage bi di générer ci dëkk boo xam ni mi ngi mel ni Sénégal donc tey historique bi loolu la
donc ñëpp gis nañ ni kon Sénégal li ñuy consommer ci yàpp buñ ko xoolee par rapport ak moyenne mondiale bi néew na lool néew na léegi nag laadum bi ñuy yar gis ngeen xar yi ci ginnaaw ay xaru tabaski la problème mu déficitu xaru tabaski dafay posé wu problème mu consommation yàpp de tous les jours dafay posé wu léegi nag loolu laadum bi nan la ci mën a répondre donc tey loolu moom mooy émission bi jox na leen introduction bi jox leen ay chiffres donc tey dañuy jàll ci point yi nga xam ni tey jii li nga xam ni jublu na ci tabaski sénégalais yi ñaata la ñuy soxla d'habitude ci xar ak loolu nuñ koy conduire dem ci wàllu yàpp nga xam ni mooy yàpp bi ñu jaay tous les jours ci boucherie bi ci dibiterie bi ci feneen fu mu mënti doon ñu wax ci après wax réellement laadum bi ci yan volet ci yan levier la mën a actionner pour mën a ci indi apport bi nga xam ni moom lay def donc ñu ngi nii toog ak Alla Gueye dañ koy jox micro bi comme ça après ñu mën a doxal. asalaamaaleykum mbokku GEPRO maa ngi leen di nuyu téléspectateurs yooyu yëpp ci ñi suivre seen chronique laadum avec El Hadj Ndiaye Luft. waaw tey dañoo ñëw fii ci stand bu Adam muy première opération tabaski bi nga xamante ni def na ko pour ay membres am yi nga xamante ni am nañ ay xar yoo xamante ni peut-être tële nañ ko jaay wala yu mel noonu pour ñu kii leen quoi pour ñu yombalal leen quoi. waaw tey El Hadj sànq ñu ngi lay dégg ci wàllu problème tabaski bi waaw yow lan nga yaakaar ni moo proposé ci wàllu problème tabaski bi quoi. waaw jaajëf Alla en fait xam nga tabaski soo xoolee problématique wu tabaski lu yàgg la donc Sénégal dafa yàgg am déficit en mouton loolu débuté wul tey am na benn livre bu ñuy wax. relation avec l'Afrique occidentale benn prêtre bu ñuy wax le père Laba moom moo ko bind mi ngi ko génne en 1728 donc moom mi ngi si doon souligner jamono boobu xar yoo xam ni dañ daan jóge Mauritanie di ñëw fii pour fournir marché bii di marché Sénégal bi loolu c'est en 1728 loolu c'est au XVIIe siècle loolu kon nekkul lu gàtt yàgg na lool problème boobu dafa mës a posé wu Sénégal du lu bees léegi nag est-ce que def nañ ci pexe réellement loolu moom question la mais loolu du lu bees lu yàgg la jiitu nañu ñun ñi ñëpp tey jii soo xoolee ren tabaski ren ji Sénégal état bi nee na mi ngi soxla 810 000 moutons Sénégal 810 000 moutons nee na la soxla 810 000 moutons yooyu 260 000 yi Dakar ñoo koy utiliser li ci des tasaaroo Sénégal donc 810 000 moutons tey soo ko jëloon. nga multiplier ko par nga di xar bu nekk jar 100 000 loolu ñaata la 81 milliards 81 milliards. ANSD nee na par exemple en 2018 Sénégal importé na jëli na 402 000 et quelques xar waaw 402 000 et quelques xar la Sénégal njëgaani feneen indi ko yoo xam ni ci yeneen réew lañ jóge ñëw fekk si fii pour mën a fournir marché tabaski bi 402 000 xar tey soo ne woon jël nga ci 100 000 xar yu jarul mu des 302 000 xar soo ko jëloon nga ne xar bu des 100 000 rek nga ko jaay da ngay am 30 milliards 200 millions 30 milliards 200 millions donc loolu lépp dafa nekk marché boo xam ni maanaam buñ ko jaayee fii day génnaat dëkk bi dem donc déficitu mouton tabaski nag Sénégal cheptelam dafa néew. parce que soo xoolee ba tey ANSD nee na su effectifu cheptelu Sénégal bi ruminant yi diggante xar ak nag c'est plus de 18 000 têtes xam nga loolu bariwul waaw loolu néew na trop bariwul donc tey loolu bokk na ci li tax Sénégal day obligé dem di jëli feneen xar jëli boobu muy dem di jëli feneen xar nag pour nit ñi mën a tabaski la parce que li ñu yor ñoom doyut li nga yor bu doyut li ñu koy defee ci ceeb di ko defee ci leneen loolu moom moo tax waaw dañ koy jëgaani pour mën a compléter déjà li fi nekk léegi nag opérateur économique yi ku ne ni muy def comme Adam ni mu def nii ren créer bâche di indi ay xar mais moom jëgaaniwul maanaam ci biti Sénégal ci biir dëkk bi la koy jëlee xar yoo xam ni ci élevage laadum bi moom la ñuy moom lañ nekk donc loolu
moom mooy problématique gu tabaski ci biir Sénégal gi. donc tey nan la ñuy def nag ba régler lool peut-être ci biir émission bi bu ñu egsee ci partie laadum bi dinañ ko mën a développer incha allah. léegi comme niñ ko waxee woon rek niñ doon développer ci volet yi wax nañ ci historique gu Sénégal par rapport ak habitants yi ni muy yokkook ni ñuy besoin yi am par rapport en viande. wax nañ par rapport ak àll question bi mu posé si problématique bi nga xam ni moom mooy posé wu su tabaski jotee par rapport ak xar yi manquement bi lu ko waral xam nañ ni lu yàgg la. donc tey comme niñ ko waxee ci début émission bi marché tabaski dafa am marché yàpp am marché yàpp mooy marché bi nga xam ni chaque jour dafay am bokkut ak tabaski. tabaski dafa nekk loo xam ni cycle bu moyen la cycle bu moyen mooy loo xam ni at ba at lay am maanaam su fekkee ni def nañ ko ren. tant que déwén ñëwaatul tabaski déwén du ñu soxlawaat lijjanti ay xaru tabaski n'est-ce pas marché boucherie nag li ko wuute ak marché tabaski mooy bis bu nekk la parce que nit ñi bis bu nekk ñu soxla yàpp donc foofu maanaam liggéey bi ngay liggéey ci tabaski ak liggéey bi ngay liggéey ci boucherie bokkut parce que tabaski dafa am beneen volet boo xam daf ci nekk volet beneen bi ci nekk mooy tey tabaski dafa am xar bi nu mu war a mel xar bi dafa war am béjjén yi nu mu war a mel xar bi dafa waram nu mu war a bindoo warul patt warul soox warul def nii warul làpp yooyu yëpp def si nekk donc tey tabaski li muy laaj ci jëmmi xar parce que lu ñuy sacrifice la lu ñuy rayal suñ borom la donc xar boobu dafa am melokaan buñ ci taamu mais xar bi nga xam dafa jëm boucherie xar bi ngay ray pour jaay yàpp bi est-ce que kiy jënd yàpp bi soxla na ay gis ni am na béjjën wala amul béjjën xam nga soxlawu ko ba xam njool na wala gudd na wala def na ni geen gi dagg naa geen gi gàtt na geen gi loolu soxlawu ko ndawal bi lañ koy jaay moom ndawal lay la am ak ki muy jënd moo tax dafa nekk ñaari marché yoo xam ni bokkuñu donc tey marché boucherie soo xoolee déficit la aussi fii ci Sénégal parce que soo xoolee xar yi daanaka am na man enquête bu ma ci defoon ci par rapport ak ay structures yoo xam ne dañuy jaay yàpp structures yooyu soo xoolee ñoom carcasse yi nga xam ne moom la ñuy abaat xar yi ñuy abaat di ko jënd ñu leen koy fournir ñoom dañ leen koy fournir dañ koy fees dagg bopp bàyyi ci bopp bi dindi mbàq yi roñoo yi lañ ciy bàyyi ak xol bi ak xëtër bi lañ ciy bàyyi ñoom suñ demee dañuy dagg bopp bi dindi cœur bi dindi roñoo yeeg yëpp peser carcasse bi noonu suñ ko peser xam nga carcasse bi ñaata lay def entre maximum entre 11-13 kilos waaw. waaw xam nga mooy xar yi nga xam ni mooy cheptel local bi xam nga carcasse xar boo xam ni mi ngi peser suñ ko kiiyee 11-13 kilos xam nga loolu demeewul noonu bëriwul xam nga voilà loolu moom mooy problème bi parce que xar yi rendement bi ñam nekkuñu xar yoo xam ni liggéey nañ leen de sorte que boo xam ni mën nañ am rendement bu baax loolu benn la ñaar ku suivre émission bi ma defoon ci génétique ak environnement di nga gis ni tamit environnement bi leen di yare dafa des parce que xar yi lekk bi des na niñ leen war a toppatoo tamit des na donc yooyu yëpp dafa nekk problématique yoo xam ne dañuy posé wu donc boucherie dafa nekk loo xam ni marché boo xam ne suñuy wax ni cycle bi muy nekk cycle bi court terme la court terme mooy tabaski moyen terme la xam nga moyen terme mooy loo xam ne at ba at la mais boucherie bis bu nekk la donc court terme la moo tax chaque jour da nga war a am lu doy loo xam ni mën nga ko indi constamment parce que marché bi day dox chaque jour nit ñi jënd yàpp lekk chaque jour dibiteri yi lakk chaque jour donc tey besoin yi nga xam ne moom mooy tax ñu mën a régler marché tabaski ak marché boucherie maanaam jubluwaay yi mënul bokk parce que tabaski ni ma la ko waxee at ba at la mais boucherie bis bu nekk la donc loolu nécessairement liy faj ñaari problème yi mënul bokk léegi nag laadum bi nan la mën a agir ci biir problème yooyu loolu peut-être tey mooy dëgg-dëgg waxtaanu émission bi laadum bi nan la mën a agir ci wàllu tabaski ak wàllu boucherie tey jii su fekkoon ni man sama xalaat par rapport ak ni ma ko càmbare mooy marché boucherie bi laadum bi mënu ko attaquer directement parce que cycle bi dafa gàtt cycle bu gàtt la maanaam li nekk ci laadum buñ leen utiliser woon peut-être ci 1 mois lépp ñu lekk leen en boucherie parce que yàpp bi chaque jour dañ koy soxla n'est-ce pas comprendre nga fi may waxee. mais am na lu may gis. maa ngi gis léegi waa àll bi dañuy commencer di jënd ay géniteurs di yóbbu ci seen secteur local bi quoi. waaw xam nga loolu
àll bi nécessairement visée bi ba tey soo seetloo tabaski lay gën a jublu ko boucherie tabaski ba tey lay gën a jublu ko boucherie par exemple àll bi nit ki yor 10 xar kooku mënul fournir boucherie parce que bu 10 xar yi mën na ko jaay ci benn bis kañ day amaat xar yu remplacer xar yooyu boucherie dafa laaj déjà nga am nombre bu bëri mais aussi nga am rendement bu baax yàpp maanaam carcasse bi boo ko rayee au lieu ngay am ay 11 ki 13 kilos nga mën a am disons benn 40 kilos wala quelque chose comme ça rendement bi yokku maanaam nombre bi yokku rendement bi yokku donc tey laadum bi volet pour man bi mu njëkk a gën a mën a atteindre objectif bi mu njëkk a fixé parce que mënoo yanoondoo mbir yu bëri daw ak moom li mu war a njëkk a fixé pour man mooy marché tabaski bi marché tabaski bi xam nañ ni comme ni ma la waxee ñi nekk ci laadum bi ñu bëri nañ dañuy business wax naa la sànq ni la 810 000 moutons suñ ko xar bu ne 100 000 81 milliards la li ñuy jëgaani 402 000 bêtes 402 000 bêtes soo jëlee 100 000 ni jaruñu nga jël 3 nga jël 100 000 jaruñu ni 302 000 yi ñoo jar soo ko defee bu nekk 100 000 da ngay am 30 milliards 200 millions n'est-ce pas xam nga kon loolu xaalis la ah donc loolu déjà ñoom mën nañ ko njëkk a attaque bi ñu koy njëkk a attaqué nag pour man ci volet yi nga xam ni ñoom moom lañ gën a mën a agir mooy ci sélection bi lañ war a njëkk mën a agir parce que tey soo seetloo élevage sélection bi dafa leerut élevage laadum sélection bi leerut malheureusement yoruma tableau mais damay defar schéma de sélection wu laadum xam nga laadum bi baax ak bi tane ak bi mel ne ñoom ñëpp a yam maanaam cycle bi dafa xam nga wax naa la sànq bay cycle xaru tabaski cycle moyen la boucherie cycle court la mais laadum cycle très long la mooy da ngay juddu la xar ma juddu la xar kee juddu la xar ñu yar uti ay macération bu ñu demee ba 2 ans 3 ans macération yi ñëw lan la ñuy wax nañ xeexi production n'est-ce pas xeexi production donc ce qui veut dire que benn 6 ans 5 ans day écoulé wu foofu loolu dafa gudd n'est-ce pas dafa gudd donc voilà non bon tapale xaw ma je sais pas mais association yi ñoom ñooy lijjanti loolu man mënuma lijjanti loolu parce que pour man il faut ñu am schéma de sélection yoo xam ni yu leer la schéma de sélection mooy tey jii ñu ne xar yi nii lañ leen di sélectionner pour lii xar bi su eggee lii mi ngi ci biir sélection bi su melul ni nekkul ci biir sélection bi tey jii par exemple da nga naan élite yi xar yu garaaw yi ñaata lañ % est-ce que duñ 1% cheptel bi ah voilà léegi xar yi nga xam ni baax nañ ñaata lañ peut-être 5% cheptel bi mu des lan xar yu moyens yi ak xar yu médiocre yi xar yu moyens yi ak xar yu médiocre yi en réalité ñoo ëpp ci biir xar yi n'est-ce pas léegi xaru élite bi xar bu baax xar bi nga xam ni bon na ci par rapport ak jubluwaayu laadum bi xar bi nga xam ni dafa médiocre xar bi nga xam ni dafa tane xar yooyu yëpp ñu ngi ci biir xar yi seen borom di dàq macération su ko amul dem dàq production xam nga loolu dafa yàgg loolu nag li tax mënuñu mënuñu attaquer benn marché de consommation mooy loolu il faut ñu am benn schéma de sélection boo xam ne schéma bi dafa leer schéma bu clair parce que schéma bi bu clairul rek kenn du xam fooy teg sa tànk du ñu mën a attaquer benn marché parce que tey suñu nee xaru laadum nii la war a mel nii la war a bindoo taxaw na nii la mel Alla Gaye juddulu na ko kee juddulu na ko keneen juddulu na ko fu mu mënti juddoo noonu la mel ñu ne xaru laadum la mais tey nit ki selon éleveur bi moom day juddulu xar éleveur bu mag la wala dara ni xar bi dafa am capital génétique bu baax te loo si mën te xar bi melul nenn ah. tey jii soo demeeti ca si race bu ñuy wax limousine France. waaw. am nañ benn station boo xam ne foofu la ñuy sélectionné station de Lanno la tudd mi ngi nekk en Haute-Vienne tey jii soo demee foofu ñoom programme de sélection bi mi ngi yor 6000 taureaux ak 146000 vaches nag yu jigéen suñu produire première sélection bi yi meilleurs yi dañuy nekk 700 ñu yóbbu leen Lanno suñu leen yóbboo Lanno jaar leen ci benn processus de sélection boo xam ne ay étape lay toog étape xam nga finalement ñaata la ñuy génne ñaata
12 ba 20 comment sur 700. mais 6000 ak kii dafa bëri sax. parce que yëpp du ñu dugg dans la sélection suñu jëlee critères yi bu ñu juree 700 la ñuy jël yóbbu ko lanu suñu jëlee 700 yóbbu ko lanu. ñoom sévère nañ de. voilà sélection dafay am schéma sélection dafay am schéma donc ku dugg ci biir schéma bi bokk nga ku duggul ci biir schéma bi bokkoo loolu rek la donc ñun suñu jafe-jafe par rapport ak pour ñu attaquer ay marché dafa bokk ci suñu schéma de sélection leerut tey jii éleveur bu mag bi dafay juddulu xar boo xam ni melul nenn mais nga ñëw mun la capital génétique ah te xar bi dugalaat ko ci biir laadum yi muy reproduire ah éleveur beneen jur yor benn xar boo xam ni critères yëpp requérir na ko mais mu ñëw luñ koy wax ñu ko xar bi capital génétique am est-ce que desul est-ce que deful nangam wala nangam wala amul ndey wala amul baay wala amul donc amuñu ñun schéma de sélection boo xam ni dafa calqué sur quelque chose par exemple tey jii suñ ñu woon laadum bi ay mensuration la ñu ne élite bi la ñuy ut ak xar yu baax yi xar yu bon yi élite bi ak yu bon yi loo boobu def yëpp muy yu médiocre yi ak yu tane yi mais yooyu yenn yi mën nañ dem ci marché tabaski bi fournir ko directement parce que schéma de sélection bi da koy exclure yeneen yi dem tey jii yi nga xam ne tane nañ ñu yóbbu leen ñu dem ñu ci comme ci àll bi wala ñeneen jënd leen pour def yeneen croisement pour génne ay xaru tabaski wala ay xaru boucherie voilà ci cheptel local bi parce que laadum bi ci jëmmi boppam amul nombre bu doy pour fournir réellement xaru tabaski yi laadum bi ci jëmmi boppam amul nombre bu doy pour mën a fournir boucherie bi donc li mën a def rek mooy bu defee sélection ba pare yi nga xam ni génn nañ du lot ñu teg leen fële yi nga xam ni remplir uñ conditions yi ñu xool beneen solution bu ñu def ak ñoom mais yow xam nga réellement ni élevage bi loolu moom mooy problème bi. c'est-à-dire le problème bi dëgg-dëgg. maanaam éleveurs yi si boppam. ñoom ñoo pareegul loolu. voilà ñoo ko pareegul parce que tey boo juddulee mbote bi comme li ma la wax da ngay toog xaar ni dafay am maturation su amul maturation nga ne day doon reproducteur bu baax donc loolu rek benn 4 ans 5 ans dafay jeex foofu. di nga gis éleveur yor jeune mâle yu bëri mën ko jaay facilement génn ci dem mais bu nekk mi ngi toog naan dina mel nii dina mel nii dina mel nii ba xëy xar yi bi mu ko doon jaay génn ci du ko mënati du ko mënati def parce que xar temps bi nga xam ne moom ngay téye xar yi mais dañuy lekk dañuy naan yow xam nga frais laadum yombul changer litière lekk garab vétérinaire yooyu yëpp charge yi dafa diis lool donc diisaayu charge yooyu li muy def mooy tey pour nga jaay xar bi benn prix bi dafay difficile léegi nag li nga xam ni mënoon na nekk mooy su fekkee teel nañ identifier xar yi nga xam ni bëgg nañ nii lañ war a mel yi nga xam ni meluñu noonu ñu jël yóbbu leen ci beneen circuit boo xam ni frais yi dafay wàññeeku n'est-ce pas parce que tey xar bi nga xam ni da nga koy sélectionner pour xaar mu nekk un géniteur bu garaaw bokk merci Chérif jaajëf xam nga tey xar bi nga xam ni wóor na leen tey da nga koy yóbbu tabaski kooku mën nga ko def gestion à part boo xam ni yenn coono yi doo ko si daj te dina mel ni mu war a mel bokkut ak xar bi nga xam ne da nga ko sélectionné ni nécessairement dafa war a doon benn géniteur xam nga bokkuñu mais tey jafe-jafe bi éleveur laadum ya mooy xar yooyu yëpp ñoo bokk même condition yu ñu leen di dundale donc day difficile yow sa kër boo fa demee xar yëpp yéen a bokk nu ñuy dunde ñoo bokk lu ñuy lekk bokk lu ñuy naan te pourtant seen valeur bokkul donc loolu bis bu jaay jotee nécessairement jaay bi mënul yomb donc pour man association yi fi njëkk a agir mooy ñu teg ay schéma de sélection yoo xam ne dinañ mën a identifier clairement lan lañ bëgg ak lan lañ bëgg éleveurs yi def ko suñ xamee déjà schéma de sélection bu clair par rapport ak ni lii la ñu bëgg pour xaru laadum yi automatiquement dinañ mën a attaquer yeneen marché yi bi njëkk wax naa la ko mooy tabaski mën neex na préparer parce que xam nga ni déwén day ñëwaat su ñëwee ren déwén day ñëwaat donc foofu di nga mën a am temps pour préparer ay xar produire ay xar yu fa dem comprendre donc tey suñu attaqué marché tabaski bi ba marché tabaski bi jeex mais nag su boobaa ñu xool nu ñuy attaqué marché boucherie bi parce que marché boucherie bi du caaxaan parce que li muy soxla ci effectif yamut ak marché tabaski parce que boobu maanaam bis bu nekk ci at mi la te pour man attaqué marché boucherie boobu il faut pour man ci biir laadu bi ñu tëggaat beneen xeetu xar est-ce que xam nga fi waaw ci biir laadu bi ñu tëggaat beneen xeetu xar boo xam ni
xar boo xam ni du am yenn taille yu graaw yi mais xar boo xam ni day am musculature boo xam ni dina ko mën a permettre ci benn âge bu yam mu mën a atteindre yenn poids yi am yenn rendement yu baax yi xam nga loolu xam nga ni taille bi amu si njariñ bu bëri amu si njariñ bu bëri parce que tey soo xoolee Dorpeur yi Île-de-France yeeg yooyu ay 90 centimètres la ñuy def mais gis nga poids yi ñu mën a def gis nga masse yi ñu mën a def donc taille bi important wul foofu donc li am solo mooy ci biir laadum bi pour man attaquer marché boucherie bi mooy ñu tëgg beneen xeetu xar boo xam ni dina am du am yenn njoolaay yeeg yenn guddaay yu graaw yi mais dina am benn musculature bi boo xam ni dina ko permettre tey jii buñ ko croiser ak yeneen cheptel locales yi dina leen mën a améliorer facilement léegi temps bi mu daan perte di màgg ci ay taille nga xam ni taille bi yax kese la kenn du ko lekk yax yi donc mu màgg ko ci muscle nga xam ni automatiquement musculature bi yàpp lay doon donc pour man ñaari volets yooyu éleveurs yi association yi mën nañ ci agir mais pour ñu agir si dëgg il faut ñu am ay schéma de sélection par rapport ak seen membres il faut ñu xam exactement lan lañ bëgg ak fan lañ jëm su ñu defee loolu pour man dinañ mën a xam léegi xam nga tey soo nee lii laa bëgg ak fii laa jëm lépp lu bokkul si loolu kon donc koy mën a génne donc génne bi nga koy génne ah fu mu jëm day dem attaquer yeneen marché n'est-ce pas voilà donc pour man association yi loolu mën nañ ci liggéey mais nag du nekk liggéey boo xam dañuy toog di ko wax nii rek liggéey boo xam ni dañ mboolooy toog ñu xool ci yan base dañ koy teg argumenté ko gëstu ko ba mu leer ba yoon bi leer mbooloo mi ànd si ñëpp ànd dem defandoo ko sinon tamit bu benn nit wala ñaari nit mënuñu ñëw di def loolu rek après ñun affaire bi day continuer xam nga tey soo xoolee opération Tabaski yàgg na Sénégal yàgg na tey soo xoolee depuis tey laadum bi sax boo daan daanaka li ko tàmbali jubluwaayu Tabaski bokk na ci fii bëri na xar yu njëkk yoo xam ne bu si paa yi parewaat nuñ daan def Tabaski lañ lay yóbbu buñ la yóbboo Tabaski ñu consommé la ah léegi nag dox na ba dem ba laadum bi am beneen valeur ba ñu yóbbu ko feneen mais marché Tabaski boobu mënul rëcc ba tey constamment dafay soxla nit ñi di ci jublu di ci investir donc tey association yi suñ defee loolu am schéma bu leer ànd seeg seeni membres mais su boobaa automatiquement li mën a am mooy am na xar yoo xam ni dinañ mën a fournir marché Tabaski bi même buñ ko fournirul directement ñoom ñu mën a dem croiser ak yeneen xar pour mën a fournir ay xar yoo xam ni dinañ mën a fournir marché Tabaski bi beneen mbir bi nag mooy suñ defoon loolu tey ba tey il faut accompagnant mooy lekk bu yomb lekk bu accessible ba pare baax tey gis nga prix aliment bi fi mu toll nii metti na trop ah ngooñ bi qualité bi des na lu bëri donc tey su fekkee ni ñaari mbir yooyu tamit def nañ croisement yi def lépp mën a fournir te tamit accompagnant mooy environnement bu baax bi ñu leen di dundale parce que tey xaru Tabaski soo ko bëggee dundale ko ni laadum bi di dunde dina am tuuti jafe-jafe pour nga génn si day metti sénégalais moyen bi du ko mën a jënd donc il faut ñu am lekk boo xam ne dina mën a am tolluwaay ak par rapport ak ci wàllu prix boo xam dina wàcc par rapport ak objectif bi nga xam ne moom la ñuy viser. sécurité tamit voilà waaw xam nga sax sécurité bi loolu ba tey day dugg ci wàllu lekk bi mooy environnement bi rek loolu xam nga état koy gérer parce que tey culture fourragère dafa néew Sénégal am na buñ ci tàmbali mooy affaire luzerne beeg yooyu mais xam nga loolu lu bees la fi ay étranger sax ñoom ñoo ñëw di ko fi def mais déjà donc pour tey affaire bi réussir il faut acteurs yëpp ànd ci que ce soit association yi que ce soit éleveurs yi que ce soit état bi ku nekk am na rôle boo xam ne moom nga war a jouer te ce rôle soo ko bàyyee rek affaire bi day sooxe xam nga tey Adam lii mu def nii c'est une première maanaam opérateur u Tabaski bëri na fi président Aboukan da koy def Vieux Sey da koy def Sidi Ndaw da koy def Omar Sow da koy def ñooñu ñëpp dañ koy def à titre individuel maanaam ñoom ñoo koy defal seen bopp mais association jóg ni dafay def daral Tabaski c'est une première parce que association mbooloo moo bootu ci ginnaawam su fekkee nag mën na inculquer mbooloo mi benn pas-pas bu ñu defee loolu lu baax la parce que association la ñiy bootu ci ginnaaw ñoom ñoo bëri parce que opération Tabaski ay benn nit ñaari nit ñoo daan ànd di ko def mais su ko association jógee def ko mu nekk une première su fekkee ni concrétiser na ko mën na ci am egg foo xam ne ñeneen ñi duñ fa mën a egg parce que mbooloo mi bootu ci ginnaawam moom moo koy permettre mën a egg foofu parce que li ñu naan mbooloo moom mooy doole donc pour man en grosso modo
loolu la bëggoon naa trop nag yoruma tableau def schéma yi ay schéma par rapport ak croisement yi mën a def simple étage double étage mais malheureusement nii la ko suñ borom dogale benn kii bu ma bëgg intervenir à tuuti rek mooy par rapport ak association yi ma leen di ñaax par rapport comme li ñuy wax fi mu toll nii exporter laadum bi yóbbu ko Europe yóbbu ko feneen loolu bala nga naan naam da nga fay ne tubaab dañuy charité bien ordonnée commence par soi-même maanaam booy dimbali li la jige ba pare soga jàll ci ñi nga xam ne ñoo ci topp je pense que tey Sénégal am na problème mu autosuffisance su xaru tabaski prix yi cher na Sénégal am na problème mu autosuffisance su yàpp wax nañ ko ci début émission bi par rapport ak li ñuy consommer ni population bi di yokkoo donc tey Sénégal tey jii bala ngay jël xar naan na nga ko yóbbu Europe wala États-Unis wala Brésil nga ngay régler sa problème dëkk bi ba pare soo régler sa problème dëkk nga régler un problème sous-régional mooy Afrique de l'Ouest bi Afrique de l'Ouest en 2100 dañuy nekk plus d'1 milliard de personnes lu leen di dundal États-Unis mooy le premier exportateur de viande au monde Brésil ni ko danduma c'est-à-dire ñooñu yamatuñ sax ci élevage mais agro business la ñuy def dañ ci egg ci niveau yoo xam ne dafa kawe lool ñoom ku ñu écouler seen produit yi la ñuy maanaam ku ñëw ñu jël ñun nga nekk seen marché pas ñoom ñuy jël sew ñoom foofu loolu la ñuy ut instant bi nii utuñu leneen te ñoom ni ñuy liggéey dafa gën a metti foofu que ñun ni ñuy liggéey parce que tey ñun par exemple wax naa la sànq rendement carcasse yi ñun de manière basique da ngay dégg sax ñu ànd xar bi am poids dafa war am yàq ñoom loolu bëgguñu ko parce que ñoom dañuy def par système rendement ossifiant maanaam xar bi suñ ko désossé yàpp bi ñaata lay occupé yax bi ñaata lay occupé su yax bi bëree trop baaxul parce que dafa am yax yoo xam ne amoo droit jaay ko fii rek xam nga moom booy demee dara ba di jënd yàpp gileem dañ lay jaay yax yoo xam ne buñ la ko dóoree nga xam te doo si mën dara yaxu gileem yoo xam ne buñ la ko dóoree nga xam foofu am na dëkk yoo xam ne am yax yoo xam ne kenn amul droit jaay ko nit ñoom par exemple carcasse xam nga fii nee naa dañuy abattre rek peser ni carcasse bi la ñoom egg nañ ci procédé boo xam ne fi mu toll nii waxuma la carcasse dañ koy def maturation suñu rayee nag bi dañuy jël carcasse bi peser ko dugal ko ci benn chambre boo xam ne da koy chauffer pour gën ngacc ndox mi nekk ci kii bi ci yax bi ci yàpp bi loolu mooy procédé de maturation après carcasse bi loolu la ñuy considérer poids boobu bu ndox moomu génnee loolu la ñuy considérer ni mooy carcasse xam nga ñooñ caaxaanuñu donc ñun bala ñoo mën a attaquer marché yooyu par rapport ak prérequis yi ñuy laaj ñoom xam nga loolu yombut nañ lijjanti suñ marché xaru tabaski yii ak marché ndawal gi nekk ci réew mi ba pare suñ ko lijjantee ba pare ñu jóg soo ko jublu ci leneen xam nga tey élevage non may ma rek ma terminer élevage bu dee bu fekkee ni par exemple Europe ñoom bi ñuy débuter élevage au ma tableau quoi si suuf si dama du ma mënuma bind suuf si ñoom dañ naan P mooy performance égale G plus E G mooy génétique plus environnement loolu mooy écriture simple équation élevage ñoom dépassé nañ écriture ñun ñoo toll foofu ñoom fi ñu toll mooy performance égale G plus E plus G multiplié par E ñoom écriture boobu lañ toll maanaam ci génétique dañuy liggéey cafka yàpp qualité organoleptique ci génétique dañ koy liggéey ñoom soo demee ci blonde d'Aquitaine yi ci limousine yi dañuy sélectionner génétique boo xam ne guubi yàpp bi day am waaw xam nga kon ñooñ caaxaanuñu nañ lijjanti ñun marché bii Chérif Mbodj mën a am xaru tabaski bu yomb maas mii di borom caméraman bi mën a am xaru tabaski bu yomb waaye kii xanaa daa bëgg ñu tabaski ñëpp mën a am xaru tabaski yu yomb nekk qualité comme ça Sénégal jëm kanam suñu avancé demaat nag ba ci kanam bu ñuy xool leneen ñu xool leneen donc man daal loolu moom mooy fii sama gis-gis. man moom problème bi. jàpp naa ci ñàkk sécurité bi am. pour man tax na éleveurs yu bëri. ragal nañ pour investir pour nombre yi xar yi parce que sàcc dafa bëri élage. xam nga wax naa la ko. waaw gis nga loolu sécurité boobu nga wax. waaw c'est un dernier ressort. c'est un dernier ressort parce que dafa am problème yu ko jiitu te réglé wul. waaw dafa am problème yu ko jiitu te réglé wul àlla historiquement Sénégal nekkul dëkk bu bëri jur
historiquement Sénégal nekkul dëkk wax naa la père là-bas bi mu koy bind ci livre bi loolu c'est en 1728 Sénégal dañ daan jëlee ay xar Mauritanie di ko indi fii xam nga en 1929 Mauritanie il y avait 5 millions de têtes d'ovins et de caprins maanaam ñoo ëpp presque x fois nit ñi historiquement loolu dafa nekk loo xam dafa ancré wu ci histoire li ancré wu ci histoire nag li ko mën a retourner mu changer loolu il faut acteurs yëpp mën ci jouer benn mooy éleveurs yi benn mooy état bi ku nekk am na rôle boo xam ne moom moo ko ci war su ko defee mbir mi mën na retourner situation bi retourner mais su fekkee defuñu ko parce que sécurité bi tey mooy li ma la wax xaru coogal yi soo demoon di leen def ay xaru boucherie loo jàmbaar ni nga ci war a génne doo ci génne même soo amee sécurité comprendre nga xaru laadum yi soo leen jëloon nga bëgg leen def xaru Tabaski nga yóbbu leen ci àll bi te environnement bi c'est-à-dire lekk ku yomb gi amul déjà loo def sécurité même boo ab bu dul sécurité bi doo ci génn donc il faut lépp ànd dajaloo problème bi mën a réglé wu su fekkee lépp àndul dajaloo maanaam problème bi mënul réglé wu dafa am nag yu jiitu mooy yi ma la wax ñu am jubluwaay dans la sélection ñu xam lan la ñuy sélectionner kan moo ci bokk kan moo ci bokkul su loolu leere éleveur bu ndaw beeg bu yam bi bokk bu ndaw bi bokk ci de bu mag ak bu ndaw yam ci du kii lañ naan bosam judlu la benn xar bu toll nii ñu ni capital génétique parce que éleveur bu mag la kii judlu punkalum xar ñu ni amul capital génétique wala nday ji dafa sikk wala baay bi dafa sikk loolu bu ñu ko defee tappale kese lay doon dañuy am lu leer boo xam ni loi lay doon ku mu dal sa kaw dal na sa kaw ku mu jël la ku mu génne la su loolu leeree ci bopp yi qu'est-ce lan la ñuy def ñu avancé mën a dem ci leneen donc mën nañoo xanaa nuyoo tàggoo waaw kon mbokk yi wax dëgg yàlla lii lañ leen fi indil woon pour suñu participation par rapport ak daralu Tabaski bu Adam bi wax dëgg yàlla émission bi préparé wuñ ko mais comme gis nañ ni lu baax la loo xam ni association jóg na yëkkati ko mu nekk une première par rapport à une association individu yi def Tabaski bëri na mais association def ko c'est une première donc ñu ñëw participer ci niñ ko mënee wax ni lu baax la lu ñu war a ñoŋal la lu ñu war a bàyyi xel la mais dañu war a dem au-delà de ça wax naa ko ci biir émission bi beneen yoon dinaa retourner émission bi ak schéma yëpp pour mu gën a leer parce que bëggoon naa trop dérouler schéma yi ma indi woon au ma tableau moo ko dérouler pour ñu gën a comprendre exactement li may wax ñu assumer exactement li nga xam ni moom la ñuy def ñu xam ni lii la ñuy def am élevage boo xam ne dafay ànd ak élimination élevage yëpp day am élimination lépp mënul nekk ci biir élevage bi ñu ni lépp ci biir xar yi la bokk parce que xar yi nekk guñ race boo xam dafa stable race bu stable nécessairement il faut éliminer loolu moom moo ñuy dimbali li nga xam ne éliminer nañ ko nag nekkul ni dafa bon mais mën na dem def am beneen liggéey am yeneen secteur yoo xam ne mën na faa dugg régler foofu yeneen problème donc pour man loolu association yi war nañ ci jublu donc tey lii moo doon suñu apport association def na ko mais ñu dem au-delà mooy ñu xool nan lañ koy gën a mën a ñoŋale mais nan la ñuy fexee ba mbir mi ñu gën ko encadrer ba nga xam ni ëllëg dinañ mën a am benn fourniture bu gën a mag ba nga xam ni marché Tabaski yi nga xam ni comme nañ ko déggee fii ci chiffres yi xaalis bu bëri mi ngi ci nekk mais aussi dimbali ay sénégalais mi ngi ci nekk par rapport ak jaay leen xar yu accessible ñu mën réellement participer ci ni nga xam ni noonu lañ ci war a participer donc ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di leen jox dig daje ba beneen yoon ma leen di fàttali ni ba tey ku am ay question par rapport ak kii nga posé ko dinaa tourner prochaine émission liñ ciy def mooy répondre questions yi parce que j'ai plus de presque ay 30 et quelques questions ci YouTube bi incha allah dinaa def émission répondre questions yëpp di leen wax ni seen deuxième partie magistrat bi tamit tourné nañ ko ba pare incha allah dinañ ko dugal ci fan yi donc lii hors série la bokkul ci série chronique bi parce que ñi ngi woon ci épisode 4 donc bii hors série la rek boo xam ne dañ ko def par rapport ak événement bi nga bii xew pour mën ko jàppale suñu mbokk yi nga xam ni waa Adam yi nga xam ni ñoo nekk fii donc ñu ngi nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp ba beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf